mbokki internet SBT Média ñu ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay yaay Fall Tik Tik mu ngi leen di bëggee di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax naan leen yaay Fall Tik Tik teewaatoon na di tuub di jégalu bu baax si ñu ma doon laaj taxawoon na tawat mais dellusiwaat naa mbégte ci sama waa mafia yi 37 mafia yi maa ngi leen di bëggee bu baax a baax di leen di siyaare tey nag ñu ñëw fii nii ci Diass ñëw seet si fi benn xale benn jeune promoteur boo xam te mu ngi ci yoon ñëw seet si ko mu jógee ci première journée jëm ci deuxième journée mi ñëw seet si ko fas yéene waxtaan ak moom champion nuyu naa la. fay naa la yaay Fall ginnaaw bu ñu sant yàlla di julli ci yonante bi di sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu waa région de Thiès di nuyu waa Kër Moussa rawatina waa Kaacalik maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo ki nga xamante ne moom mooy sunu chef de village bi di Mbaye Faye di nuyu sunu imam bi Mbaye Ciss di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla fëgal bopp bi yal na ko yàlla sàmm njabootam di nuyu waa Kaacalik yëpp képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo Kaacalik rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di la ziare di nuyu dëkk yi nga xamante ne ñoo wër Kaacalik mooy tundu Saafeen bi di nuyu waa Paaki waa Ciki waa Banja nuyu naa bépp doomu Saafeen maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax di nuyu waa Palor aussi su ma nee waa Palor maa ngi nuyu waa cité Sëñ Ababacar di nuyu waa Kesowaat waa Leen waa Gàpp waa Tuuli nuyu naa bépp doomu séeréer Palor maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu Mam Góor mi toog moom mooy sama président d'organisation nuyu Issa Faye Samba sama ñaari boy yi ni maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax yaay Faye yaay Fall maa ngi lay nuyu di nuyu grand Idi aussi di nuyu internetu SBT Média maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyuwaat bu baax sama yaay di santal sama yaay bu baax a baax a baax a baax di ñaanal sama papa tamit fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jógee foofu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi jàppale Assane rek Assane production maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax. Assane ñu gis la nga nekk ndaw nekk promoteur metti na wala mettiwul. waaw yaay Fall promoteur metti na lépp loo gis ci àdduna dafa metti mais tamit jom fu la fayda rek waaw mais promoteur moom wax dëgg fa ne yàlla nekkul lu yomb daal metti na trop 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 billaahi. ñu gis la nga jóge ci sa première journée. jëm ci deuxième journée bi ndax mën nga ñoo wax mbër yi nga taxawal ñan ak ñan la. en fait ak grand combat bi kan la. waaw première journée bi d'abord dem ciy ñëw vraiment am ci satisfaction totale laa mun a wax. vraiment di sant képp koo xamante ne jàppoon nga ci rek maa ngi lay sant bu baax a baax a baax di la gërëm waaw sama journée bi le 26 décembre la grand combat bi moom mooy Boy Niang bu benn brak ak ki nga xamante ne moom mooy Laadum bu Fass Benno aussi waaw ñooy grand combat bi ñoo may bëreel sama grand combat am na tamit yeneen combat spécial bi diggante kan ak kan la. spécial yi presque am na 5 spécial mais tamit am na pët-pët nga xamante ne moom mooy pët-pët ak Paul bu Kirène am na Dangote Wagantin am na Koy Sili tamit Koy Sili maa ngi ko boole ki nga xamante ne moom mooy Tiples am na Reug Reug Orbor ki nga xamante ne moom mooy Boy Faye moom ak Caane Siteu bu Gàpp Boy Melax Bukki Jaasi Lay Pythagore ak ki nga xamante ne moom mooy Thiawleen am na tamit Fodé Sarr moom ak doomu Pout waaw di nuyuwaale au passage ki nga xamante ne moom mooy sama coordonnateur di Pape Mayers maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax parce que aussi jàpp ñu ci affaire yi bu baax. waaw Assane kon noonu la demee yéen a ngi koy dégg yéen ñuy bàyyi xel mbokku internet yi ñu ngi fii nii ci Diass promoteur bi Diass la dëkk xam nga ñu bëggoon a xam nag ndax mbër yi nga tëgg am nañu ciy jógee Dakar wala ñëpp ci gox bi lañ dëkk. man Diass laa jege mais sama commune Kër Moussa la man sama commune bi Kër Moussa maa ngi nuyuwaale au passage sunu maire bi di monsieur Momar Ciss maa ngi koy nuyu bu baax a baax vraiment daf may taxaw bu baax aussi daf may jàppale maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla na ko fi yàlla bàyyi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw bon boo yi nga xamante ne bon Dakar la ñu féete kenn laa fa kii mooy Boy Niang moomu noonu. Boy Niang bu écrit benn baraak mbooloo. bu écrit benn baraak mbooloo nga xamante ne moom mooy Laadum kooku Kirène la dëkk maa ngi nuyuwaale waa Kirène bu baax a baax a baax a baax di nuyu ki nga xamante ne moom mooy Pape Moussa Ndione tamit moom day jàpp ci yëf yi bu baax a baax a baax a baax di nuyuwaale seen maire bi Cheikh Tidiane Diouf aussi
maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko woo ci combat bi di ko wax ne vraiment na ma jàppale ak ki nga xamante ne moom mooy PDG groupe solution di Djiby Ciss tamit maa ngi koy woo tamit mu jàpp ci combat bi bu baax a baax a baax a baax. combat yi mën nañoo xam ndax bi nga koy décroché métti na wala jafe na wala jafewul. non combat yi non jafewul woon ndax vraiment booy yëpp samay booy lañu parce que boo xoolee booy ñaam yi ni ñaari combat yu ma am yëpp man maa ko jox moom ak yaroo baax man maa ko jox premier combat am moom ak kii tamit nu mu tànkoor moom ak bébé Thiat tamit man maa ko jox ki nga xamante ne moom mooy laadum benn combat la def laadum moom ak metti la woon combat boobu tamit man maa ko jox ak boo yi nga xamante ne ñoo ngi ci journée bi yëpp samay booy lañu wax dëgg fa ne yàlla maa ngi leen di jàppale bu baax a baax ci seen carrière moo tax affaire moom mënul metti ci sama côté. kon daal bu ñu la déggee ci ni nga waxee say booy kese nga dajale bay sa weewi tànk. non mooy yoon yaay fal mooy yoon ndax vraiment làmb dafa metti te aussi tey jii nii booy yi dañoo am yaakaar ci man ginnaaw yàlla dañoo am yaakaar ci man te yaakaar boobu noonu vraiment ñaanuma yàlla vraiment mu tas moo tax lépp lu ma ci mën rek dam ko ciy def que soit mu nekk journée Assane production que soit mu nekk beneen journée aussi vraiment lépp lu ma ci mën dam ko ciy def incha allah. journée bi fan nga koy tëggee mën nañ koo xaar Dakar nga koy tëggee wala Pout wala fan nga koy tëggee. non xam nga tubaab bi dafa ne petit à petit l'oiseau fait son nid mooy que ni nit lépp looy def rek da ngay def ndànk-ndànk ñun fi ma dëkk laay commencé mooy Essatou Pout laa bëgg a commencé incha allah fa laa bëgg a defee sama deuxième journée bi ba vraiment ñaan yàlla tamit bu ma ci amee réussite totale waaw mu jéem a xool naka laay duggee Dakar incha allah. mën nañu Assane daa am ay ñu ko jàppale ay autorités yu ko jàppale wala Assane ci moyenu boppam lay demee. bon en fait am na ñu may jàppale ci benn côté mais tamit lu ci ëpp sama moyen wu bopp la moo tax may wuwaat ñi nga xamante ne ñoom ñooy autorité Kër Moussa yi ñu teg ma loxo jàppale ma xam ne Kër Moussa dafa raflé promoteur parce que boo xoolee fii nii Mounirou Ndiaye kese moo fi nekk man ak Mounirou Ndiaye donc tey jii nii comme que am nañ ci expérience aussi war nañu ma mun a teg loxo ba li gars yi di def aussi ñu war ko mun a def parce que bu dee expérience bi ñun am nañ ko donc li des moom mooy vraiment ñu jàppale ñu teg ñu loxo vraiment ba vraiment li nga xamante ne moom mooy sunu objectif ñu mun ko atteindre te incha allahu rabbi am nañu yaakaar ne dinañ ko atteindre incha allah. est-ce que autorités yi nekk côté yaa ngi leen di dem di seeti di waxtaan ak ñoom. waaw tout le temps maa ngi fay dem maa ngi dem ci ñoom vraiment ñu ngi waxtaan nu ñoo xamante ne vraiment ñu ngi may jàppale bu baax a baax a baax mais tamit ñeneen ñi tamit maa ngi leen di woo ñu gën a jàpp ci yëf yi daal incha allah. ci côté Saafeen bi aussi maa ngi leen di woo ñu jàppale ma aussi parce que slogan bi may wax toujours mooy sappal mooy boo déggee safpal mooy Saafeen paloor pal bi mooy paloor donc ñun ñëpp benn lañu ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ndax tey jii sam maam ci jur sam pap kooku séeréer Saafeen la donc man dama bokk Saafeen donc maa ngi leen di woo aussi vraiment ñu jàppale ma teg ma loxo bu baax a baax surtout Djiby Ciss maa ngi koy woo ci sama journée bii nii mu jàppale ma bu baax a baax. est-ce que Assane am na benn promoteur bu mag bu nekk ci ginnaawam ci promoteur yi. non franchement parler Assane amul benn promoteur boo xamante ne mu ngi ci ginnaawam parce que Assane expérience bu boppam lay demee ak moyen boppam lay demee amul benn promoteur bu nekk ginnaaw Assane production. ñu dañoo for ci wéewu béy ne Assane Fallou Ndiaye moo nekk ci ginnaawam. non nit boo wax da ngay wax te yàlla rek a tax benn promoteur nekkul ci ginnaaw Assane bon ñoom ñëpp daal sekk nañu jàmm toujours dama koy wax parce que gars yi dañoo créer ay association aussi ñaari association des promoteurs ak association des promoteurs authentiques man loolu noonu Fat Faye dama ko yàgg a wax loolu dama ko yàgg a contre parce que aussi loolu bokk na ci li yàq làmb ji waaw. seet si woon naa la fi nga ne bokkoo ci benn association. non ba tey loolu ba léegi yaa ngi ci wala. ba léegi maa ngi ci que ce soit association des promoteurs authentiques ak association des promoteurs ñoom ñëpp laa amal jàmm parce que ñoo fii nii féete fii te benn yëf yëpp ñun ñoo ko bokk tamit loolu amul sens pour man amul sens waaw. est-ce que boo nekkee ndaw tamit di doog a dugg ci milieu bi est-ce que jotul nga dem xool yi nga xam ne ñoo la ëpp expérience ci milieu bi nga lëkkaloog ñoom pour liggéey. door a dugg milieu bi yàgg naa ci. milieu bi yàgg naa ci dañ may jox ay journée may monter
donc expérience boobu tamit am naa ko lenn bi kese moom manqué mooy moyen bi rek mais ñoom lu ñuy def tamit man mun naa koo def. loolu kese yow daal wóolu nga sa bopp sëñ boobu noonu am naa ko gëm-gëm boobu am naa ko te incha allah rabbi sama objectif dinaa ko atteindre incha allah. ok kon bu ñu la déggee daal doo boot ci ginnaaw benn promoteur. non man samay autorité wóolu naa leen bu baax te ñoom pare nañu pour teg ma loxo te incha allahu rabbi bu ñu ma tegee loxo incha allah dañu ma dégg fi ñuy déggee gars yi incha allah. Assane daa xam nga ne VAR dafa am. loo wax après gars yi dañ la koy tegalaat. xam nga lii waxoon naa la ko. mu ñëw tey ji waxal la ko. dafa nekk ci man. waaw dafa nekk ci man waaw. léegi parrain bi grand combat bi kan mooy parrain bi. waaw parrain bi maa ngi koy nuyuwaale au passage mooy ki nga xamante ne mooy parrain grand combat bi mooy Mamadou Ndiaye Loto. kooku sama grand bu baax la vraiment day jàpp bu baax a baax ci yëf yi donc mooy parrain grand combat bi Boy Niang ak Ladoum mu nekk koo xamante ne vraiment day jàpp ci yëf yi bu baax a baax moo yore mooy président commission sport culture et emploi au niveau de la commune de Kër Moussa maa ngi koy nuyu bu baax a baax mooy Mamadou Ndiaye Loto. am na tamit yeneen parrain yoo xamante ne mooy ki nga xamante ne ñaari doomu ndey yi mooy Aliou Ciss ak Mor Pouy ñooñu tamit ñu gën ko xam ci moom kii Mor Fall ñooñu ñooy sama yeneen parrain daal. spécial yi waaw. ak beneen combat bi mooy combat Laye Pythagore ak Thiawlène ki nga xamante ne kooku sama doomu ndey la maa ngi koy nuyuwaale au passage mooy Moussa Ciss gën koo xam Baye Fall kooku tamit laa tuddee combat boobu noonu mooy diggante Laye Pythagore ak Thiawlène. parrain yi est-ce que am na ci parrain yoo xam te ba ngeen di ndaw ngeen di ànd wala lan moo leen boole lan moo la boole ak parrain yi. waaw ku ci mel ni Loto kooku daf maa yàgg jàppale daf maa yàgg taxawu yeneen ak Alioune Diour ñooñu samay nit lañu. Moussa Ciss tamit ki ma tuddee Laye Pythagore ak Thiawlène kooku depuis temps axle dara doxul sama diggante ak moom waaw kooku ñun ñoo foondoo ñun ñoo defandoo lépp sama lépp la daal. Moussa Ciss maa ngi koy nuyu bu baax a baax. léegi Assane boo jógee ci journée le 26 bi est-ce que mën nañ laa séentu nga ñëw Dakar tëgg fa ay combat espoir yoo xamante yu doy waar lay doon. waaw incha allah wax dëgg fa ne yàlla ñun loolu mooy suñu yéene incha allah ñu ngi ñaan yàlla nag vraiment mu defal ñu jàmm ba journée bii nii vraiment ñu am ci réussite totale ne ñu am sañ-sañ dugg Dakar incha allah. acca noonu lay demee ba tey mbokk internet yi Kokoy Assane production fierté la ndax nga dëkk ci gox tàmbalee ci gox bi jël ndawu gox ñi bu ñëpp defee noonu bu yàggee mu neex kon na ñëpp dóor waal te xam ne loolu rek moom moo fi nekk mu nekk ndaw nag nañ ko ñaanal xele la nekk ci yoon bi nañ ko ñaanal mu jëm ci kaw ci kanam parce que lii rek lañ soxla ci réew mi bu ñu xaar kenn ñëw nañ jógal suñu bopp liggéeyal suñu bopp bu ñu xaar kenn gëm-gëm la affaire bi kenn moomu ko. dernier kàddu yi Assane. waaw dernier kàddu bi bon dama bëgg tamit sama ki nga xamante ne moom moo yore sama organisation di Ismaïla ñu gën ko xam ci Maam Góor tamit day sonn ci yëf yi trop vraiment lépp moom moo koy def vraiment bu ma nekkee Dakar moom moo may nekkal fii aussi donc moom dama koy sant bu baax di ko gërëm dellu tamit di santaat sama yaay bu baax a baax te ñaanalaat sama papa rek fu mu jëm yàlla na ko gënal fu mu jóge vraiment parce que daf maa tette wan ma lu bëri ci àdduna vraiment maa ngi koy ñaanal sunu borom vraiment yàlla na ko yàlla yërëm jégal ko te xare ko aljana bu baax a baax di woote yaay Fall parce que làmb dafa metti surtout nga nekk xale bëgg a jàppale ay xale aussi donc yoon la tamit nit ñi ñëw jàppale la teg la loxo soutenir la man tamit maa ngi woo waa Kër Moussa yëpp zone 8 zone 8D Poussoul maa ngi leen di woo bu baax a baax ñu ñëw teg ma loxo surtout monsieur le maire maa ngi koy woo ci journée bi waa Diass bi tamit comme ni ma ko waxee sànq rek seen monsieur le maire Cheikh Tidiane Diouf maa ngi koy woo ci bi Alioune Samba Ciss maa ngi koy woo tamit mu jàpp ci journée bu baax a baax fàttewuma ab yàgg tamit maa ngi koy woo ci journée bi nga xamante ne moom mooy Assou Gueye Assou Diouf maa ngi koy woo tamit ci journée bi ñu ñëw jàpp ci ñoom Idi Ciss tamit ñoom Maam As ñoom ñëpp daal maa ngi leen di woo vraiment ñu ñëw soutenir Assane production incha allah parce que bu ñu ma jàppale seen bopp la ñu jàppale seen rak seen jarbaat waaw donc nañ moo jàppale bu baax a baax incha allah. mais Assane dafa mel ni sa staff yi ma gis. gisuma ci mag de.
non staff bi am na mag xëy na journée tey bi moo tax am na ñoo xamante ne tey jii dañoo nekk seen occupation waaw mais am na ay mag yoo xamante ne vraiment dañ may conseiller guddi ak bëccëg vraiment bàyyiwuñu ma benn yoon waaw. première journée bi mbaa pertoo woon. non première journée bi sant naa ci yàlla bu baax parce que tey jii bu ma perte woon tamit du ma am sañ-sañ defaat beneen journée donc moo tax côté boobu tamit maa ngi ciy sant yàlla bu baax a baax a baax a baax première journée bi moom am na réussite totale wax dëgg fa ne yàlla waaw. ñu ngi am mbégte ak kontaante bu baax a baax. waaw ci fekk si la sa gox. waaw Yaay Fall vraiment maa ngi leen di remercier man awma seen fay da ngeen bokk ci man yéen da ngeen bokk ci man mënuma def lu dul ñaanal leen sunu borom rek yàlla leen yàlla defal lu kawe seen njortu li nga xamante ne moom mooy SBT Média yàlla def ba mu nekk télé bu mag a mag a mag ku ci nekk rek gis ci boppam yàlla am na ko mun na ko yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam damay wax nag sama xol laa ko tibbee ndax da ngeen baax parce que lii nii nekkul lu yomb donc maa ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm bu baax a baax a baax a baax. di amaat mbégte ak kontaan te SBT Média noonu lay doxee xàmmeewul promoteur bi xàmmeewul mbër mi ñun ñëpp lañu fi nekkal ku ñu soxla boo ñu woowee rek ñu ñëw teewal la léegi. di amaat mbégte ak kontaan te ñëwoon fii nii ci Diass mbokk internet yi ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax te ba tey rek mën naa ne sama 37 mafia bi Yaay Fall Tik Tik mu ngi leen di bëggee mais sama émission tey daa am benn champion bu ma ko tuddee kenn ci man ku sori loolu ci man koo xam ne day sonn ci man mel ni maag moom dañoo bokk ndey ak baay muy Boy Guèye bu woon naa la ñetti yoon gis naa ni ñoo taxawoo maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm parce que Cheikhul Khadim yow kenn nga ci ñun bu ma koy wax sama xol day tooy Boy Guèye bu Caaroy maa ngi lay bëggee bu baax a baax sama émission yow laa ko tuddee di nuyu waa diaspora bi nga xam dañ maa jàppale ci màggal bi bu baax a baax ak képp koo xamante ne màggal bi jot na nga yëkkati sa xéewal jox ma ko rek maa ngi lay bëggee bu baax di la gërëm di bëggee sama rak Sofiane Ndour moom moo ma génnee fii nii tey ci habillement bi ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di bëggee sama caméraman sama seex sama xarit comme sama beneen boy bi dama koo dàq maas léegi maa ngi ci idi mooy loolu maa ngi am mbégte bu baax ak kontaante jàmm xéewal puis seen loolu ba beneen yoon Yaay Fall Tik Tik lay doon émission seeti mbër SBT Média du yomb mooy bomb